bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru ëllëg média. donc tey man la Serigne Mbaye Sy Sakho donc le coordinateur du mouvement les 5000 Sakkel actifs pour le départ du maire actuel pour départ Mame Diop le maire Mame Diop. Maintenant li ñu fi dajale woon tey mooy fexe ba lancer mouvement bi d'abord donte ne sax avant ñu koy def tey amoon ay activités yu jiitu yooyu et ñëpp jot ngeen ko gis ci réseaux sociaux yeeg yu ni mel tey nag ñu ñëw pour lancer activités yi. activité ne bi ñu ko tegee mooy fexe ba Richard Toll mën a gis boppam léegi ci élection yi jëm mooy élection 2022 élection locale yi ndax kat élection ya wuutu woon dañoo defoon li nga xam ne mooy détournement de suffrage mooy Richard Toll dañoo voté ba pare ñu leen da ngeen di fal kii par force loolu nag tey moo tax Richard Toll ne si jafe-jafe yi ñuy dund guddi ñu toll ay jafe-jafe yu métti lool wax nañ ko sànq ci wàllu paj mi plateau médical bi dafa suufe trop wax nañ ko sànq itam si wàllu environnement wax ko sànq itam ci li nga xam ne mooy wàllu éducation côté boo laal rek nga gis ne dafay am jafe-jafe moo tax nag ñu ne dañuy taxaw maintenant kii nga xam ne moom dafa lajji ñu jëlee ko fi carrément ba pare nag ñi nga xam ne ñooy war a ñëw ëllëg ñu fexe ba ñoom itam kenn ku ci ne nga xam ne am ndaw ñi taxaw nañu pour kat maintenant Richard Toll am beneen doxalin bu bees. nii moom kenn daal lañ xam ne moom écarté nañ ko ci suñuy xeex kenn lañ écarté maanaam bu mu wax sax xeex mais ci suñu liggéey ki nga xam ne moom écarté nañ ko mooy ki ñu jàpp ne moom dafa lajj dafa tële carrément ndax kat li mu fi wane pendant 7 ans nga yor dëkk bi te amul lenn loo xam ne lu nit ñi mën teg seen bët la lu concret loo xam ne def na ko fi donc kooku moom dañ koy écarté carrément. maintenant nag ñi nga xam ne actuellement ñoom ñoo ne ci dëkk bi nekk ne signal jot a signal ak ñi war a ñëw ëllëg ñun tëjuñu suñuy porte dañoo ubbil ñëpp ndax kat ñi ngi xalaat suñu biir benn téere boo xam ne dañ koy jàngat suñu biir ba xool lépp loo xam ne Richard Toll soxla la ko rek ñu def ko ci ko defee nag ñoom ñi nga xam ne ñoo bëgg a jël Richard Toll ku ci ñëw ñu jébbal la livre boobu téere boobu nga liir ko xool ko bu baax jàngat ko bu fekkee yow bëgg nga ko adopté bu ko defee soo ko adopté baax na boo ko adopté itam ñu xam ne rek da nga ko bañ a jël bu ko defee nag ñi nga xam ne ñoo ko nangu ñun itam du tee ñu bàyyi mais dinañ ànd ak ñooñu itam gën a càmbar gën a xool ci wàllu jub gën a xool ci wàllu bëgg askan wi ba gën a xool ci gën a xam Richard Toll su ko defee boobaa nag ñu mën a jàppale population bi ci seen i choix. Mame Diop dafa doy Mame Diop dafa doy. ko waxee léegi-léegi esplanade sax boo xam ni bu 4 avril jotee nit ñi mën fa daje pour fêter indépendance amuñu ko Richard Toll si yenn domaines yi muy wér-gu-yaram muy njàngale mi muy alam bi di environnement muy sport bi muy culture bi muy pom xale yi muy transport muy yeneen ak yeneen amul lenn lu nga xam ne mën nañ si duut baaraam ne lii kat lu nu innové la ci Richard Toll pour que ñu xam ne lii mairie bi moo ko fi def te loolu yëpp dafa bokk si les 9 domaines de compétences décentralisées li nga xam ne dañ ko jël ne lii kat doole état la waaye jox nañ ko communes yi pour ñu doxal ko seen dëkk pour dimbali seen waa dëkk pour condition de vie yi amélioré wu ñu ne dañu jëm ci Richard Toll nekk centre ndax Sénégal dafay am gaz ak pétrole gaz bi ñu ngi ko bokk ak Mauritanie fii la nekk sorewul si large de Saint-Louis pétrole bi ñu bokk ko tamit ñu moom ko tamit mais ñu ne Richard Toll position am tey bu pétrole boobu ak gaz boobu commencé xel li ñu commencé ko exploiter mais bu ñu defarul Richard Toll ba nga xam ni tey danañ fi mën a am ñoo xam ne dañuy jóge fii ñuy liggéeyee di ñëw Richard Toll di fi fanaan di fi lekkee di fi naanee di fi defaroo ñu war a former xale yi si métier préparer suñu avenir parce que gaz boobu ak pétrole boobu bu egsee fii te préparer wunu duñ koy jël yóbbu beneen dëkk ndar la ñuy dem di fanaan yi di fa def seen koom di fa def seen i mbir bàyyi fi Richard Toll Richard Toll tamit war a laaj paaram ci loolu donc war nañu organiser Richard Toll balaa gaz boobu ak pétrole boobu di commencer ñu koy exploiter ñu xool ñun lan si mën a am comme profit Richard Toll namit nekk position centrale ci département de Dagana ndax mooy poumon économique département de Dagana gis ngeen ne bu ñu xëyee suba si ñi jege Mbaan ñi jege Dagana ñi jege Cago ñi jege gi Dakar ñi jege Mbagam ñi jege Rosso ñépp dañuy ñëw daje ci Richard Toll liggéey si soit si compagnie sucrière wala ñu jënd si fii wala ñu jaay si fii bu ngoonee ñu ñibbi ji gis ngeen Richard Toll day dugal xaalis bu bari ci koom li koy firndeel mooy lu ëpp fukki agence bancaire ñi ngi ci biir dëkk bi fukki agence bancaire du ñu nekk fu xaalis amul
BOA mi ngi nii moom ngeen sësal CBAO mi ngi fi BHS mi ngi fi BICIS mi ngi fi PAMECAS mi ngi fi CMS mi ngi fi Microcredit mi ngi fi Banque Atlantique mooy Atlantique Cash mi ngi fi BN2 mi ngi fi waaj a installé wu Crédit Mutuel mi ngi fi donc dëkk boobu am na koom léegi nag 5000 sentinelles bi mu xalaatee gis loolu yëpp gis na dëkk bi am na koom waaye dëkk bi avancé wul ñi ko yor ñu mujj ñii dañ ñu fooyee seen bopp lañ fi nekkal ak seen poos 5000 sentinelles ne léegi moom dana nekk doolay proposition maanaam moom dana proposer ci question yépp yi nga xam ne day concerner pour Sénégal pour Richard Toll jëm kanam à partir de maintenant bu ñu fi jógee question bu ñuy waxtaanee pour Richard Toll jëm kanam dinañ ci duut baaraam dinañ ko wax dinañ ko teg ñu ne dinañ jouer ñun suñu rôle avant-gardiste mooy kenn duñu jiitu si pour que ñu respecte loo ñi ñuy jiite les normes de bonne gouvernance mooy ñu xam ne li ñu leen dénk du seen alalu askan wi la ñu teg ko ci yoon jubal ko kenn duñu ci jiitu bu soobee yàlla danañ xool ne danañ saytu aussi tamit 9 domaines de compétences décentralisées yi ñu jox mairie yi ñu jox communes yi ndax ki ñu ko dénk mi ngi koy doxal wala doxalu ko lu mu ci doxalul dinañ ko wax doxaloo ko lu mu ciy doxal te baaxul dinañ ko wax li ngay doxal nii kat baaxagul jubbanti ko pour askan wi ndax askan wi ngay defaral duñu bàyyi benn nag suñu xam-xam suñu kattan ak suñu doole pour que ñu teg Richard Toll tey bu doon échelle la ñu teg ko ca kaw wax jëf def ba Richard Toll nekk première commune plus développée du Sénégal pour loolu nag ñu ne ñoo ngi woo autorité municipale yi maanaam maire bi fiy nekk parce que kii moom taam jeex na moom c'est fini donc maire bi fiy ñëwaat ñu ngi koy wax ne ko na am pas-pas ak rigueur ci gestion administrative bii ñëw mu teg Richard Toll ci raayu administration bu wóoru ndax alalu askan wi kenn du ko yaakaaree sa alalu bopp ñu wax ko dinañ ko wax ne ko bu ñëwee na faj jafe-jafe askan wi dinañ ko wax bu ñëwee lépp lu mu liggéey na rendre compte na wax askan wi lan la fi def 2 milliards yi alu si wax léegi ne moom la ñuy am te pendant 7 ans muy 14 milliards Mame Diop pendant 7 ans waxul nit ñi fu mu dugal suñu 14 milliards maire bi fiy ñëw lu mu def danañu wax avant mu koy def danañu wax ba pare ba xam ndax njëriñu askan wi la bu nu paree mu rendre compte de sa gestion danañu wax tamit maire boobu ne ko dootuñu nangooti kenn duñu diriger di jël li doomaan Richard Toll yëpp war a moom nga jël ko yow jox ko sa ay ñooñu politique day jeex dañu wax ne maire bi ñuy yor bii ñëw day nekk maire bu disponible bu fii ne day nekk maire boo xam day déglu askanam lu askanam soxla mu def ko kenn dootu fi folati maire boo xam ne dañ lay fol nga xëy suba dajale say doom ak sa jabar yóbbu Ndar ñu toogati fa ñëwatunu Richard Toll day dakk da ngay nekk au chevet de la population donc ñu ngi wax ne mouvement wu 5000 sentinelles actives am pas-pas bu dul dañ ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mi ngi taxaw di talal loxo doomaanu Richard Toll yëpp di talal loxo Richard Toll yëpp pour que suñu Richard Toll jëm kanam en avant Richard Toll vive Richard Toll yal na yàlla jàppale Richard Toll jëm kanam jërë ngeen jëf. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru Ëllëg Média. Audio Jungle.